yi asalaamaaleykum ñu ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës màggalu Touba ñaari fan moom moo ci des dëkk ba fees na dell askan wi nag ñëw lool ngi rek fekkee màggalu Serigne Touba gi rawatina ajuma bu mujj bi jumaa ja it ku ci nekk bëgg a teewee rek julli gu jumaa ja ci jamono jooju it ay accident ñu nemmeeku ko rawatina kon ca Thiès dëkk bu naan Ndiol foofu nag ab camion moo fa daanu mi ngi yeboon marchandise ba tax na ñeent fukk ak juróomi doomu aadama ñoo ci gaañu juróom-ñaar yi nag seen i gaañu métti na lool ba tax na jamono ji kon ña nga ca hôpital régional bu Ndar ca jamono jooju service régional bi ñu dénk wàllu dem ak dikk ca Thiès ñoom ña ngay amal ay sensibilisation su ko defee kon sàkku ci chauffeur si ñu daw ndànk dal ndànk su ko defee kon accident bañ a am rawatina kon ñu respecté li naan code de la route wàllu culture it ñu méngale ko rek ak màggalu Touba gi dem daje ak ab artiste bu tudd Abdoulaye Diop moom ma nga daal di defar maquette bu rafet muy maquettu Juma Touba ca avenue Cheikh Ibrahima Fall jege lool point E ba tax na daal taaru na taar goo xamante ni daanaka nit ki ku fa romb rek ñi ngi koy xool dañu dem daje ak moom Abdoulaye Diop ca jamono jooju ñu ñëwaat ci ndaje mi nga xamante ni kon ñin dénk wàllu régulation nekk ci Afrique ñoo ko doon amal fële ca Côte d'Ivoire ci Abidjan ngir xool lekk naka lañ def ba réseaux sociaux yi moom ñu gën koo ñoŋal ndax gis nañ ci loo xamante daal buñ ci waxut mën naa jur musiba fii ci Afrique ba tax na kon organe de régulation yi nekk ci yooyu Afrique premier ministre bu Côte d'Ivoire sax daal dina leen di dalal ca jamono jooju tey ci ngoon bu 19h jotee Sénégal ci wàllu basket dina jongante demi-finale am ak waa Nigéria muy daanaka luñ xamoon dans Afrobasket bi mujj ñaari équipe yi ñoom ñoo daje woon ba waa Nigéria gagné woon Sénégal fii ci Ndakaaru kon ñoom gaynde nag am yaakaar ni danañ ci génn ngir mën a qualifier final su ngeen taaxiloo ñu yaatal xibaar yi. mbokk yi dal leen jàmm daanaka Touba moom mooy sëllëbe yoonu réew mi ndax màggal gin fay waajal dimanche incha allah tey jii moom mooy àjjuma ju mujj ba tax na taalibe yi ñu ci bëri bëgguñoo wuute julli gi ci kanam lay am fekk 30 minutes ngeen dal ko seetaan ci télévision Futurs Médias comme ni ngeen ko gisee ba tax na kon rek ñaan yi te ñu daal di ko fay tàmbali biig taw na fa terewut kon wàññi dara ci xadar gi taalibe yi ànd ak ngir fekkee bis boobu daañu ci ñëwaat ci dem gën a yaatoo ca jamono jooju ci tali bi ñu ngi koy waxaat ndem sax nit ñi ngi sensibiliser wante nemmeeku nañ ci ay chauffeurs yoo xamante ni yenn saa yi dañuy jëf-jëfin woo xamante ni mën naa jur accident comme ni ñu ko nemmeekoo ci diwaan bu naan Ndiol nekk ci région bu Saint-Louis biig ci guddi ab camion marchandise yaboon ni doomu aadama ñoom moo fa wëlbatiku rek ba tax na kon ñeent fukk ak juróom ci nit daal ci am gaañu juróom-ñaar yi nag seen i gaañu métti na trop ba tax na sax waa sapeur pompier rawatina capitaine Ousmane Lo ba jiite compagnie bi biig ba mu leen di walu daal sàkkuwaat na ci nit ñi ñu daw ndànk ñoom ña ca gaañu nag jamono ji ñu ngi leen di faj ca hôpital régional bu Saint-Louis ci ngoon incha allah suñu xibaar yi daañu ci ànd ak suñu ndaw Ousseynou Diop. ci jamono jooju ca Thiès service régional bu transport ñoom it ñu ngi doon amal campagne de sensibilisation di wax ak chauffeurs yi su ko defee kon ñu def ndànk rawatina respecté li naan code de la route loolu dina bokk ci li mën a wàññi accident yi ñoom sax màggal sans accident lañ ko tuddee ñu ànd ceeg Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. directeur bi yoru wàllu dem beeg dikk bi fii ci diwaanu Thiès di gën a ñaax nag chauffeur si nga xamante ni dañoo fas yéene jël tali yi ngir jubali Touba nee na de accident yi bari na lool Ousmane Ly di ci gën a ñaax chauffeur si ren jiite ñu moytu bu baax accident yi. Sénégal bari na ay accident de la circulation pour dem Magal mais depuis quelque temps avec l'avènement de Ila Touba xaw na wàññeeku tuuti parce que tout simplement amatul ay chocs frontaux mooy oto yi du ñu jàkkaarloo. léegi lu ñu gën a sonal si accident yi mooy excès de vitesse. mooy da ngay daw vitesse boo xamante ne autorisé wu leen ko donc su amee obstacle rek jéey day am. ñenn ci ay chauffeur rawatina directeur bi yoru wàllu dem beeg dikk bi fii ci diwaanu Thiès mi ngi jox ndenkaane chauffeur si ñu daw ndànk moytu accident yi. maa ngi ñaax chauffeur yi nañu sàmmontal ak vitesse yu ñu prescrit si yoon bi. ñu aussi moytu téléphone au volant yi da ngeen war a def ndànk et puis nañu tàppa xol yi même su fekkee ne yaa ngi daw si tali nga am priorité. nga xamante ne lii soo foncé dina am jëyal mais pourquoi pas nga may ko balaa ngay tegu si tali bi da nga war a xool say organe oto soo xëyee balaa ngay def dara da ngay xool est-ce que sa frein baax na est-ce que sa pneumatique baax na parce que ngay dawal oto mu am
problème frein wala mu am problème pneu wala ngay daw guddi mu am problème lumière c'est très dangereux pour yow ak c'est très dangereux pour keneen ki. fexe nag ba benn accident du am ren ji ci màggal ak Touba loolu moom mooy yéene chauffeur yi nekk fii ci gaaru Thiès bu Thiès ànd ci ak service régional bu transport terrestre. ci noonu sax groupe Futurs Médias ku ne xam na ni am na taxawaay bu am solo bu mu taxaw ngir rek gunge lecteurs yeeg téléspectateurs yi ba sax auditeurs yi ci loolu gis ngeen ko noonu kon journal L'Observateur tey édition spéciale la def boo xamante ni kon daf koo jagleel màggalu Touba yoonu Mouride ak xalif général des Mourides sax moom moo nekk la une ngeen gis ko noonu kon Serigne Mountakha Mbacké borom reeju neex ji mi ngi ko tuddee kon voyage aux sources du mouridisme gars yi dem nañ fële ca foo xamante daal sëñ bi jaar na fa mu ci Sénégal ca Guinée ca Gabon ak fépp comme ngeen ko gisee kon gratuitement la jamono ji yéenekaay bi ñi ngi koy séddale ngeen gis ko noonu kon ci autoroute Ila Touba bi ñu jëflante ñag ak waa Ageroute su ko defee kon bépp taalibe daal boo bëgg a lire L'Observateur tey édition spéciale bi ñu jagleel Touba gi doo fay dara ngeen gis ko noonu kon image yi nag en direct la ci autoroute Ila Touba ngeen gis ko noonu gars yi di ko séddale chauffeur seek taalibe yi wutali Touba fii ci Ndakaaru it am na ay point yoo xamante ni ñu ngi fay séddale journal bi muy ca Massalikul Jinaan ba ca sax Touba ca jumaa ja gaay yi buñ jullee ba pare it kon mën nañoo dem yër yéenekaay bi muy loo xamante ni lu am solo la den ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo sunu xibaaru ngoon yi démb it kilifa gi di PCA Youssou Ndour ngeen gis ko mu dem moom it xalif général des Mourides dalal ko ak kilifa yi foofa den ci ñëwaat ci journalu màggal ak sunu équipe yan yabal ca dëkk bu sell ba ñu des ba léegi ci màggal gi dem daje nag ak artiste bi Abdoulaye Diop la tudd moom nag ku xarañ la ci defar ay maquette juma rawatina bu Touba bi nga xamante ni daan nag moom moo gën a siiw fii ci jamono ji ndax màggal gi moom nag da koy defar daal di koy exposé fii ci Ndakaaru avenue Maam Cheikh Ibrahima Fall ba tax na képp ku romb da nga fay xool rek naka la koy defee moom nag mu jàpp ni loolu liggéeyam la lim koy jural nag bëri na torop wante jaral na ko ñu ànd ci ak Ibou Diouf ak Amadou Ba. artiste bi jéem a mandargal juma bu Touba loolu rek boo ñëwee ci boulevard Maam Cheikh Ibrahima Fall fii ci Ndakaaru di nga gis li ni mel. ak jumaa ji de daanaka dañ ma ko santoon ndax fi nga taxaw ni mooy avenue Cheikh Ibrahima Fall maire bi ñuy naan Pala Samb avant bi mu ko entamé la fekkoon ma defaroon benn stade pour yéen sax waa TFM drapeau Youssou Ndour bi mu ko gisee la ne ma kon yow war nga ma mën a defaral maquette Touba fii ci avenue Cheikh Ibrahima Fall ma ne ko kon ci yow la des. artiste bii di Abdoulaye Diop ne nag lim ko defaree lépp fii la fekk baax loolu tamit may na ko mu liggéey li ni mel. am na bois am na carton ondulé am na plexi am na tamit comme yi ay perle la. am na fer daa bëri matière yi nii ngay gis ay baltangs yu ñu móol la lu ne ak fa nga koy jële daal. nee na nag liggéey bi yombul woon benn yoon wante boo ñëwee rek fekk ñu samp bi la maquette képp ku fi romb sa xel mën naa neex. église defar naa ko lépp luy maquette defar naa ko muy juma jàkk église stade. léegi nii rek ñu ngi may wax ni war nga ñu defaral bu Tiwaawan ndax journée sëñ Babacar day waaj a ñëw may leen lool ci yéen la des mais jénneel leen ma mag ndax da ngay placer plat bi 2D yaa ngi may dégg 2D bi moo lay diriger avant ngay taxawal 3D réel bi comprendre nga est-ce que électricité yëpp war nga ko prévoir avant maquette bee taxaw. kii 90 jours da nga ko ciy liggéey lii du liggéey caaxaan de sëñ bi. artiste bi ne def na kem kàttanam ngir mën a fësal li ni mel loolu nag tax na mu ne jàkka wala juma moom kenn sañul joxe prix ne loolu lay jar. kii de amul njëg waaw néegu yàlla moom taxaw ne da nga koy kii sax lii laa koy jaaye sax fit la waaye xanaa dañ koy wecce rek. bu weesoo nag liggéey bi nga xamante ne bëri na ñu koy rafetlu ndax taar bi muy fësal moom mii di Abdoulaye Diop soobu na ci beneen projet bi yoon nag nee na fas na yéene defar ab maquette jagleel ko grande mosquée bu Tivaouane. ñu dem fële ca Kaolack foofu nag marché bu Medina Baye coow am na fa ndax commerçant yi kon ñoom ñoo doon def conférence de presse ngir ñaawlu tooluwaayu boobee bërëb rawatina kon promoteur bi nga xamante ni lim ne digg woon na ko daal di wuy ci jëfe dara ba tax ñu samp kuréel goo xamante ni ñi ngi ko tuddee ànd suqali marché bu Medina Baye Pape Assane Diaw ak Fally Gaye.
commerçant yi nekk ci marché Médina Baye ñoom jamono ji mënatunoo xaar li ñuy sàkku rek mooy marché boobu nga xamante nii ay atange ñu leen koy defaral ñu daal di leen koy jébbal buñ sukkandikoo ci amical ànd soqali marché Médina Baye commerçant yi jafe-jafe yu métti la ñuy nekkee ci site de recasement bi nga xamante nii fa lañ leen yóbbu woon. dañoo bëgg le promoteur oo ñu xam lan moo xew parce que lu toll nii nit ki tubaab def na nit ki boo koy defaral te yëgaloo ko kon dafa mel ni yow àndoo ak moom te vraiment ñun dañoo bëgg a xam ñun waa marché Médina dañoo bëgg a xam dañoo soxlawaat suñuy place ñi nga xaar yàlla ñii liggéeyatun ñu nekk ci côté bii nii fii nii côté bii nii xam ngeen ne moos lii du marché daanaka turu marché kese la parce que amul sécurité. toog na ci moment boo xamante ay 9 mois amuñ benn toilette loolu noonu yëpp ay problème la. commerçant yooyu di naqarlu taxawaayu promoteur bi ndax nee na ñoom liggéey bi ba mu dooree ba léegi boolewu leen ci. te sax ñoom li nga xamante ni moom lañ waxante woon ca départ ba muy bu marché bi pare commerçant bu ci nekk ñu daal di koy delloo kantinam. priorité bi ñu waxoon mooy place yi bu ñu ko defaree ba pare bala see kenn du dugg yéen si njëkk a dugg moo tax nag ñu ngi wax promoteur bi ñu ngi xaar moom ci loolu. foo reen ci weeri béy ne président Macky Sall am na lu mu ci dugal. kon c'est-à-dire ba njëkk ba privé la woon mais léegi mën nañu wax nekkatul privé ndax. état bu ci dugalee affaire am ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax état ñun ñii la kon nag dañuy sàkku ñun ñëpp ñu delloo ñu suñ place te bu ñu fay ñaat dërëm. commerçant yi nag ñoom nag leen bëgg rek mooy ñu delloo leen seen marché ku ci nekk mën a jëlaat sa cantine loolu nag su amul rek ñoom dinañ dem ci yoon. ñu ñëwaat ci coow li fi juddu fan yi jëm kon ci li naan avortement médicalisé bu fekkente ni kon dafa am soxna soo xamante ni dañ ko siif wala it li naan inceste ku ko jege ci deret ëmbal ko loolu nag kon tax na rek kuréelu jigéen ñi moom bëgg Sénégal daal di jëfe li nga xamante ni kon xaatim nañ ko jëm kon ci protocole de Maputo su ko defee ñu mën leen a dimbale buñ wanee lool kon loolu bañ a am ba tax na kon ki jiite AGS moom mi ngi ciy insister bu baax a baax ne Sénégal li naan engagement international da ko respecté ndax 2004 ba léegi siife woon na li naan protocole de Maputo ñu déglu ko moom commissaire Abi Diallo moom moo jiite AGS di association des juristes sénégalais ci micro d'Issa Pereira. On n'a pas dit un avortement tout azimut. Le texte de Maputo. ñun waxuñu avortement ku mu neex rek daal di koy def protocole de Maputo bii Sénégal signé te kenn forcé wu ko si xamoon bu baax réalité socio-culturelle yi nga xam ne moo am fii ci réew mi mënoon na ko ratifier ànd si ak réserve teewul signé na ko ñun nag en tant que juriste principe bi mooy ñu respecter ab loi wala bokk ab convention bu ñu signé waruñu nag wax question bi genn wàll gi rek ñun dañu wax ne bu amee viol wala inceste foofu war nañu mun def avortement médicalisé te loolu ñoo ngi ko wér ci ay raisons yi nga xam ne dañ ko constaté fii ci biir réew mi. Ça, c'est quelque chose que tout le monde vit au Sénégal et les conséquences également sont vécues par tout le monde. ñoom soxna yooyu ñu ngi doon daje démb ci ngoon fii ci Ndakaaru doon wax mbiram parité ak tolluwaay rawatina élection yi ñu dëgmal bëgg jigéen ñi am ci taxawaay bu am solo yooyu élection lañ des am na beneen soxna it bu ci yëkkati kàddoom di Innocence Tam Ndiaye nekk responsable APR fële ca Ziguinchor coow li nag bari na fa kan lañ war a jiital ca boobee maire yi eggugun ca wante moom soxna si daal nee na dana war rek déglu président Macky Sall moom ci boppam mu wax kan lañ war a jiital ci Ziguinchor su ko defee kon mbir mi bañ a génn seen coalition boobu ñu déglu ko ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. collectivité yi développement bi foofu la nar a commencé développement local la ni ñuy wax donc képp kuy wax xëy na da ngay fàtte loolu Ziguinchor nag nekk na dëkk boo xam ne mënuñu ne ñi naan man may kii bi bipolariser vie politique. ne ñaar ñoo fi nekk parce que ñoom la ñuy dégg ci rajo yi wala loolu moom amul solo parce que investir rajo wala nga wax sa morom tontu loolu yaakaar naa ni jar ko fi. am na sax ñu jóg naan ñoom ñooy botte secrète Macky Sall gëwuma mu am botte secrète mu am botte ba ciy def botte secrète parce que tamit moom moo yore carte yi moom moo ne nit ñi ñu may ko diir moom dina am ay décisions yi mu fi def nit ñi nañu toog dal déglu defe naa ne loolu moo ëpp solo. balaa nag muy wax nit ñi nañuy waxtaan seen biir parce que moom bu waxee day dogal. ca Ross Béthio moom la leen fa sonal bokk na ci mbënn mi rawatina ay yoon yoo xamante ni daanaka dem beeg dikk ba dafa tàggatem bi ngir jëm ci barab yoo xamante ni fa la administration bi nekk maanaam nit ñoo xamante ni bëgg nañu am i kayit ngir am ko fa gis ngeen ko noonu kon na mu taayo ba tax na kon am na ay kilifa yoo xamante ni jóg nañ ci ngir indi ci ay saafara muy lu askan wi daal di rafetlu Ousseynou Diop Habib Seck. ay wàcc ci diwaanu Ross Béthio askan wi nekk ci Ross Béthio ñu ngi xeex bu baax a baax ak ndoxum taw bi liggéey bi ñu ànd ak ceek DAGE bu ministère des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement du territoire Fally Seck
ñoom askan bi nag nee nañu benn ndox bëgguñu ko bàyyi ci dëkk bi ndaxte ay jafe-jafe yu mag la leen di indil. mais assainissement moom lañ ciy xaar fépp fu fi amoon problème faal yi dox na ci def na ci dooleem sëkk mbedd yi defar route bi li si des yëpp daañu ci jéem def suñu doole bopp. askan wi nag sonn lool ak ndox mi yenn ci yoon yi kenn mënatu fa woon jaar lii ñu koy dund ay at a ngi ni le. piste bi tey ñun vraiment ñun la ko faal yi defal ndax fii yaakaar naa piste bi année 80 lañ ko defaroon boo baag léegi kenn mosu ko defar su mosaan a taw ñun dañ daan am accès pour mën a ñëw ci kër gi ak ñeneen ñi nga xam dañoo cité bi def na leen concerné kon tey duñu demee ba faal yi jël ay moyens def ko ci ñun vraiment dañ ko sant ci loolu. ñoom si seen i kàddu dëkk Ross Béthio bile war nañ ko bàyyi xel mu am assainissement bu wóor. mooy assainissement bu wér ci biir Ross Béthio ak certains pistes yoo xam ne il faut que ñu defar leen goudron leen surtout sous préfecture bi dafa war a am goudron. ñun ñëpp ñoo ko bokk ñuy wax ni faal yi aussi mi ngi ñuy jàppale ci li mu mën parce que hydrocureurs yi fépp fu ndox des parce que pompe yi bu ñu demee ba crépine bi feeñ rek day jël air ñëpp xam nañ ko irrigation bu pompe yi crépine bi feeñee dañuy jël air mais fu pompe yi jëlee air hydrocureurs yi tiré nañ ko yóbbu ko ci. jamono ji nag ndaw ñi dañu daal di fagaru ànd ak seen leader bii di Faly Seck ngir gën a mën a jàppale askan wi. tàmbale nan yenn ci koñ yi waaye tamit ndox mi ñu fexe mu génn ngir jàppale askan wi. ca Côte d'Ivoire ni leen ko waxee woon sànq organe de régulation yi nga xamante ni nguur yi samp nañ ko ngir rek ñu xool naka la ñu yoonalee lu jëm ci média ba ci sax média en ligne yi ñoom ñoo fa daje woon ci collègue ngir xool naka lañ def ba ñoŋal lu ni mel rawatina ay loi yoo xamante ni dina mën a xeex ñaawte fi nemmeeku ci internet bi bokk na ci ay fake news ak lépp loo xamante daal wàllu insécurité la te muy menacer liberté doomu aadama yi ba tax na kon premier ministre bu Côte d'Ivoire di Patrick Achi moom moo jiite woon boobee ndaje. ñu déglu ko moom ak Babacar Diagne mi jiite CNRA fii ci Sénégal. Afrique ndaw ñi dafa am loo xamante ni dañ koo umpale maanaam seen giir ak dund mën na leen topp muy li naan ay traces numériques jaare ko kon ci réseaux sociaux yi ba tax na kon faw rek ñu dimbale leen aar leen yee leen jaare ko nag ci ay sensibilisation ndax sensibilisation boobu sax enjeu bu am solo la rawatina ñun régulateurs yi dem ba xeex li naan fake news di xibaar yoo xam ne dara du ci dëgg te mën naa lor doomu aadama dafa dem ba impacter sunu système politique ba tax na kon solution moom faw rek ñu daal di ciy gaawtu maanaam yooyee pexe ba tax na fii ci Abidjan bi ñu fi dajee ngir rek kon ay solution ñu daal di koy trouver sampi loi ba ku ci nekk boo demee sa dëkk nga mën ko faa jëfee. réseaux sociaux am na ay opportunité di ay ngëneel yoo xamante ni am na ci wante tamit am na safaan wala loo xamante ni kon mën naa dem ba menacer liberté individuelle yi ba ci liberté publique yi ba tax na kon faaw rek ñu daal di am benn environnement bu ubbeeku wante it daal di tegu ci yoon su ko defee kon ñu sécuriser ko aar ko maanaam li nga xamante ni ko moo nekk ci wàllu digital bi sécurité boobu sax mooy mot clé bi. loolu nag mi ngi amoon fële ca Côte d'Ivoire basket it ponk bi daanaka benn la muy demi-finale bi Sénégal war a jongante ci kanam bu 19h jotee fële ca Yaoundé seen diggante ak waa Nigéria muy choc nag ndax Nigéria boobu jàpp nañ sax na ñoom ñooy favori yi ñoom yooyee soxna ndax ñoom ñoo mujj a jël afro basket fii ci Dakar match boobu ñu ngi ci daje woon ak waa Sénégal gagné leen ñaari équipe bi nag li ni daje bari na wante at yi yu mujj moom avantage bi ci waa Nigéria la wante nag terewut gaynde yu jigéen ñi dinañ def seen kéemtulaay kattan ba jël ndam li su ko defee ñu mën a qualifier ku ci qualifier final nag ci ñaari équipe yooyu war nga daje sa diggante ak Mali wala ñoom Angola ba sax équipe bak daal di organiser muy Cameroun daal ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo ak ndaw leen fa yebal foofa ca Yaoundé capitalu Cameroun di Soda Thiam ñu dëgtal leen li gën a fës ci yenn kaay laata ñuy delluwaat Touba mbokk yi. fa yéene kay ñu xëyandal ku ci xëyul dem Touba it sam xel nga ca dëkk ba l'Observateur, L'As, Rewmi Quotidien, L'Info, Libération, Vox Populi, Source A, Le Quotidien, Walf Quotidien, Témoin ak Enquête ñoom ñëpp a ngi xëy ci waxi màggal gi mbaa ci waxi Touba baa bokk ci waxi borom Touba yëral xët mu njëkk Rewmi Quotidien li mu bind moo di màggaluk Touba ndamal Bamba ci kaw seytaane am ko ci kaw noon yi moom la ñuy màggal Le Témoin nañu màggal gi dimanche la yemoo ak téeméeralu yoon ak ñaar fukk ak juróom-benn ñu koy màggal 126e édition journal bi tënk wax ji ci ne Bamba am njàngaleem tay la gën a dëppook jamono ji anki dina kay nee nañu ci màggalu Touba gi ci la ñu wekku ngir dundalaat suqaliwaat koom-koomu réew mi coronavirus bi nërmel docteur Cheikh Bamba Diagne di xam ne ci yéene kaay bi ne ci ay activité de consommation investissement yu mag yu mel ne màggalu Touba gi ci la ñu war a sukkandiku ngir suqali koom-koomu réew mi ba tey journal Enquête ci gëstu bu yaatu bi mu def ci wàll mi nga ñuy xamal ne Touba ca kanam mooy ngànnaayal koom-koomu dëkk bi di Touba ki yoreel Touba borom Touba di Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Al Bachir xalifa général des Mourides journal bi dikkaat na ak ñun ci taxawaayam ci xeex mbas mi Walf Quotidien
Quotidien nañu moom sang bu tedd bi du ci foofee rek laab taxawaayam feeñ ci réew mi social gi mu dëkkee booloo ak benno gi mu dëkkee woote ci tarixa yi ci réew mi taxawaayam ci l'islam ak njàmbaar gi mu dëkkee wane ci liggéeyal Serigne Touba tax na xel ak xalaat yépp a ngi ci moom Serigne Mountakha soxna Bali Mountakha moom it yéenekaay yu bëri xëy nañu ci moom ak jëf ju rëy ji mu jëfalati Xaadim Rasul ubbi l'Observateur jaare ko ci fondation soxna Bali bi safar gi tàmbale ak léegi bés bu yàlla sàkk danañu tëral lu ëpp fukki nag bu weesoo it yéene ji fondation bi am mu di tabax ca Touba hôpital bu ñuy jagleel xale yi tabax it ab daara moderne ca Poroxaan fii ak déwén Cheikh Diop mi administrateur fondation soxna Bali mi ngi xamal waa l'Observateur ne yéene ji fondation soxna Bali amoon moo di def ci màggal gi juróom fukki million waaye dinañu ca dolliwaat yeneen juróom fukki million muy téeméeri million libération nañu fondation soxna Bali daanu na ab jël suur soine ko jël bu mag sax jëf ju rëy la soxna Bali jëfal maamam ja Xaadim Rasul ci màggal gi ak way politique yi ak ni ñuy defam diiraan wutali Touba Walf Quotidien mi nga ñuy xamal ne dafa dem ba jurug wujjee ci kujjeg politique gi Vox Populi nañu ñaari coalition yi gën a mag ci kujjeg politique gi daje nañu démb ca kër Xalifa ba mu di waa Parti démocratique Sénégal ak ñu àndal ak it waa Yeewi Askan Wi journal bi nañu waaye ñooñu Parti démocratique Sénégal yi def nañu ko waa Yeewi ndax ba ñu yegsee fa lañu fekk waa Yeewi waaye ñoom Pape Diop ak compagnie ñoom la Xalifa bi njëkk a Yeewi l'info nañu télescopage moo am démb ca Touba ci diggante coalition Yeewi Askan Wi ak ñi ànd ak Parti démocratique Sénégal kii di Ousmane Sonko njiital parti Pastef bokkoon ci délégation bu Yeewi bi l'info ne nañu bi ñu gisee ak sëriñ bi ba génn ba ñu koy laaj ci wàllu politique dane du ci wax ndax du ay teggin ñëw ba Touba ci bés bu ñu toll di fi wax waxi politique Le Quotidien nañu ñaari coalition opposition bi bañ a ànd nañu démb bokk benn jotaay la Sénégal mel ne ku naan ko du ñoom rek jëlanteeg Touba jamono ji république bi yëpp a jébbaloo jaabaytoo baa ngi mel ne tulleeg màlle ci dëkk ba ci ministère yi ci njiital institution yi ak ci yeneen i personnalité yi première personnalité de l'État di président Macky Sall muy nuyu Serigne Mountakha ak ñaari loxo di sujjóot photo boobee le Sud Quotidien xëy ci xëtamu njëkk journal bi boole ko ak di ñu jukkil yenn ci jëfi président Macky Sall ci màggal gi opération de charme la ko jàppe ne bu weesoo hôpital Cheikhul Khadim bi mu inauguré ci Touba bu yàggul moom président de la République fayloo na salaire yi depuis alxames ngir nit ñi mën a am lu ñu màggale jël na it dogalu bu ñu màggale ba ci ëllëg sa ñu def ko feet sa ñu féete ji ci l'Observateur xew-xewu jamono ba fa nekk ëpp naa bañ a fësal ubbil yéenekaay bi benn borom saret bu am ñetti jabar la ñu bett ci jabari jàmbur mu tiit ba crise cardiaque jaara ca faatu yéenekaay bi nañu jëkkëri ndaw si ak doomi ndaw si bi ñu tiimee waa ji muy crise di kaddi def nañu lu nekk ngir sowe ko waaye mujjuta sotti. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen it jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias ni leen ko waxee programme bi day wéy ca Touba la ci kanam ay simili yu néew ñu dëgtal leen kon julli gi ngeen seetaan ko en direct muy ajuma ju mujj laata kon ñu dëgmal li naan màggalu Touba nar a am dimanche incha allah xibaar yi it dañ ci ñëwaat ci gën a yaatoo fàttali leen kon édition spéciale bi bu l'Observateur boo xamante ni kon ñi ngi ko jagleel yoon wi ak Serigne Mountakha ñi ngi koy maye nag képp koo xamante ne yaa ngi dem Touba mën nga cee jot muy voyage aux sources du mouridisme ci yoon week fii ci Ndakaaru ba ca Touba dañ ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo jërë ngeen jëf yàlla may ñu àjjumay jàmm